xam ne xaw na bari waaye kii ñëw def troisième fees del kii ko bu ñëwee lan la bàyyi këram lan la bàyyi gox mu dëkk lan la bàyyi entourage foofu la ñu bëgg nit ñi xamee parce que kooku balaa moo ñëw rek ñi nekkoon ñi mu bokk la néeg ba wala na leen ñi mu bokk loon kër gi wala na leen xarit yooyu mu doon àndal te bokk ak ñoom wala na leen ma am ci benn cas benn part dafa ñu indi doomam ne doom ji day saxat ñu seetal ko mu amee doomu jàngoro ci mu ne pourtant am na xaritam bu nekk kër ga sax ñoom ñooy bokk fanaan affaire yooyu donc aussi souvent day saxat mais saxat demeewul noonu ma ne ko indi mu indi ko ñu xool ko moo leen positif kon wane na ñoom ñi bokkoon néeg ba wala te baax na kon moo tax yéen li tax nag loolu yëpp am dëkkuwaay bi moo metti da ngay gis benn kër 5 personnes bokk benn néeg xamuñu kan la mooy sax te comme fa nekk rek li ñu jëkk xew mooy balaa ko fa jigi wàll yi fa nekk ñëpp balaa ñu ko isolé ñu doog gis feebar bi nekkoon nañ ko isolé waaye ki ñu isolé avant muy gisee feebar bi mais avant muy feebar avant ñu koy gis feebar bi isolement amul foon boobu nag la def lu contamination foofu la gën a bari ñii nekk des tuberculeux c'est bien vrai kenn mënu leen daw dañ leen di accompagner waaye aussi yow sa wàllu bopp na nga jël say motuwaay sa motuwaay ngay jël kii sa kat nga porter masque yaa ngi fi cherul waaye yow mii di dem di ko fecci del sol masque parce que néeg bi dafa war a aéré fenêtre bi dañ ko war a ubbi bàyyi ngelaw suba teel bi ak naaj bi dugg ci biir génne lii fanaan ci néeg bi bàyyi noonu ba ay 2 heures nga wàcce waat say rideau mais ñun bi ñuy def loolu rawatina jigéen ñi ngay baal bu ñu yeewoo li ñu def nettoyé baleen ral wàcce rideau bunt fenêtre cuuraay delloo néeg bu bàyyi noonu fekk ni erreur bu mag la jëlal benn exemple rek nga tëdd ci néeg ba bët set nga bàyyi yoon boo seetloo am na benn odeur suba bi ñàkk ci biir néeg bi moo tax ngeen di faral di cuuraay néeg yi muy rafet am déet pour xet bi dem kon kii soo ko doon feebar am na lu mu fa bàyyi waaye léegi bu ngeen ko bàyyi noonu keneen ku dugg loolu muy noonu rek bàyyi feebar te xam leen feebar bi lu mu set lay gën a bëgg feebar bi bu sax jàngoro bëggul tàngaay yi mun nga nekk nit ci mbedd nii lii gars yi wax na koy wàll ñu ne am na benn séeréer xaw ma séeréer la benn séeréer ngeen baal ko ñu ne ko seet na mu ne boo saxatee nga tuf fii bu ko yàggee wàll na la gis-gisam la effectivement mais ñun dañuy jàpp ne li wàllante bi gën a gaaw mooy jàkkaarloo bi wala muy wax muy génn parce que buy wax di génnee ay junni doomu jàngoro bi ñooy génn benn bi mun nga see noyyi wala mu sëqat bu sëqatee nag boobu gën a mag bee wax la mais bu mu sëqatee boobu gën a mag mais ñu leen di ñaax côté boobu nit ñi bàyyi ci xel bu baax a baax pour fu ngeen nekkee ak seen i xarit ak seen i mbokk wala ki ngeen tegal ngeen bàyyi ci xel bu dee am ngeen bu ngeen gisee aussi ku ngeen xam même bu ngeen ko xamul baaxee leen ko parce que mooy seen rôle en tant que association dinaa ci ñëw ci kanam dimbali ko ba orienté ko xam naa même koo xamul wax naa ko léegi mais dina am fu ñuy ñëw kooku benn sacerdoce la yéen lañ koy jox ngeen doxatu pour l'avenir de votre quartier kon loolu pour ngeen mën koo xeex ngeen mën koo def yéen ko ne boole pour ngeen mën koo def loolu lañ ko xamal ne ci la multi di émer ngeen bàyyi ci xel bu baax mu ngi def ravage mu ngi commencé di bari
te nee naa leen bu la feebar bu la dalee bu la wàllee feebar boobu la lay wàll bu la wàll beneen te tant que muy góor muy gën a law baaxul ci askan bi baaxul ci dëkk bi parce que rek benn la woon benn gaal la ci amoon yàggu bu commencé am ñaar bu commencé ñu ci am ay ñeent ak juróom ba fukk yéen a teel na nag tënk ci bëgg ci jóge si waaw alors relais yaa ngi ciy dox médecin yaa ngi ciy dox association yaa ngi ciy dox moo tax ma ne jël leen yéen seen wàll ngeen béy seen wàll moo tax ma ne def pauvreté ci di MR pour ngeen bàyyi ci xel bu baax ngeen xam ne seen gox la bu fi bàyyee ci yéen la bu néewee ci yéen leer na léegi rek pour ñu bañ a jël parole bi ñu tënk ko bu dee am na lu ngeen di laaj ñu partagé ko waxtaan la rek ah. def visite à domicile dinañ am yeneen cas yu ñu fa génnee surtout cas wu multirésistant yi muy wax multirésistant mooy kii feebar kii faj ba yàgg mu arrêté taxawam mu arrêté fajoom kooku état mënu ko sax jël en charge parce que ay millions lay lekk d'ailleurs cas yi ci am yëpp yu ci ëpp dañuy mujjee décédé cas yu ci am yëpp dañuy mujjee dem décédé ci la ñuy mujj damay dolli rek tout ci wàllu prévention bi maanaam fàggandiku bi parce que mbirum liggéey bi ñeent la ba ñett dañu naan jàngoro noo koy xàmmee muy mandarga yi ñu ne prévention bi maanaam naka lañ koy fàggandikoo ñu ne nag mooy mode de transmission bi maanaam nu ñu koy wàllantee beneen bi ci topp mooy paj mi lépp Aliou dugg na ci waaye ci wàllu prévention bi damay ñëw ci wàllu vaccination des enfants yi nga xam ñoom ñooy door a jugul parce que xale buy door a juddu da nga war a jël BCG mooy les enfants de 0 à 5 ans lu tax ñu war a jël ñàkk boobu balaa ñu leen di tudd ba su tudd ba kenn ku ne di nga ñëw ñaan tëfli imam bi dina ñaan tëfli ci liir bi ma demba dina ñaan tëfli ci liir bi te ñoom ji tëfli xamuñu ko am jàngoro ko ak ko amul jàngoro mu tax bu liir juddoo ñu ne nañ leen di ñàkk balaa ñu leen di tudd loolu moo waral xale yi jël BCG d'abord parce que c'est pour prévenir éventuellement kan mooy ñëw ci ndaje mi te am jàngoro te xamuñu ko donc solo si ñàkk si mooy loolu et que les enfants ñoom ñoo gën a exposé xale yi ñoom ñoo gën a exposé ci maladie bi parce que généralement bu ñu demee ci kër xale yi nga xamante ni dañ fa fekk un malade ci kër gi ñun xale yi lañuy njëkk a jël yóbbu hôpital parce que xale moo gën a vulnérable loolu moo tax ñuy ñaan yàlla ñun ñëpp ñu bay ci suñu waar bu ñu fi jógee nii nañ yéen ngeen nekk ay relais comme ñun maanaam jeunes yi fi toog ak ku dul jeune sax na nga jàpp ni ci liggéey bi nga bokk parce que bu ñu demee def ndaje yu mel nii souvent parce que dañuy topp quartier yi di topp mbootaay yi di topp association yi di waxtaan ak ñoom ñu ne leen yéen bu ñu fi jógee yéen nekk relais yi maanaam di jottali xibaar bi neew ñu koy sëqat da nga am jàngoro waaye dañu ni koy sëqat lu ëpp fan ak juróom demal seeti sa bopp moo gën a wóor soo amee feebar bi ñu teel cee jublu boo ko amul tam dàq na ca donc loolu la ñuy dénkaane et que problème mu paj mi Aline wax na ko c'est gratuit su dee kuy faju bu munul dem hôpital TDO am na maanaam traitement directement observé au niveau de la famille d'ailleurs bi ci jiitu mooy hôpital moo la wax jox sa garab saa yoo xëyee nga dem jëli ko soo nee mënumaa dem ñu seet ci sa famille koo xamante ni disponible na chaque jour mu jox la garab soo dee famille ba mënu ko ñun les relais man fekk naa nit ba tërëmkaay di ba këram ba tàyyi di ko jox garab relais yi dañuy dem ci kër yi di fekk malade yi moo ñi nga xam dañu ni mënuñoo dem hôpital seen famille mënu leen jël en charge mais ñun pour sauver leen dañuy dem di yóbbu garab yi leen ko joxi ji kon liggéey bu ñu yàgg a def la tabarkàlla li ci nekk tuberculose yaatu na bëri na buñ ci doon waxtaan fi ba suba duñ fi jóg waaye daal li ñu bëgg ni ñëpp jàpp ko bu ñu fi bàyyi ko mooy kuy sëqat lu ëpp fukki fan ak juróom na dem seeti boppam bul ko ni da nga am feebaru sëqat bi déedéet mais nee ko rek seeti sa bopp su ko amulee rek ci la dàqee et que ñun ñu nekk ci koñ bi comme ni ko Aline waxee man de kuy sëqat bu ëpp fan ak juróom soo ñëwee sama kër dinaa la bindal kayit nga dem hôpital maanaam centre de santé fii poste de santé bi parce que ñoom laay liggéeyal soo ñëwee damay bind kayit jox la soo demee ICP bi dina xam mën nga jóge dina la bindal beneen kayit moom tam nga dem centre de santé ci Aliou Sow su ko defee ñu defal la crachat pour xool ndax yaa ngi jàngoro bi wala déedéet nga la mbir mi bu ñu ko sàgganee parce que law na ci dëkk bi law na ci quartier bi suñu waxoontee ji li fiy malade danga naan déedéet te ñi fiy nëbbatu ñoo ëpp ñi feeñ ñi ci biir kër yi nëbbatu ci feebar bi ñoo ëpp ñi feeñ parce que lu ko waral da ngay gis ku yor feebar bi
nekk ak waa këram di leen koy nëbb ba wàll ci ñaar wala ñett man am naa benn kër boo xam naa fa ñaari malade papa jeeg doom bi dañuy xuloo rek ku ne ni ko sa morom yaa ma ko wàll lu ko waral nëbbatu ba xale bu góor ba def dafa ñëw nëbbatu ba ni mu feeñee malheureusement papa ji sax mujj na décédé maanaam mujj na gaañu donc dañ leen di ñaan bu ñu fi jógee rek yéen ñëpp ngeen nekk ay ndaw comme ñun bay ci seen waar parce que jàngoro bu ci ñëpp àndale bay seen waar defe naan dina ki ñi gën a exposé également mooy les diabétiques dafa nañ waxtaan ci diabète mais diabétique moo gën a exposé toujours ci tuberculose ñi am les personnes vivant avec le VIH maa ñi nga xam dañoo am sida ñoom tam dañu exposé ci feebar bi donc généralement les diabétiques remercier le doyen Sow ci exposé bi mu fi def moom ak madame Ndeye Xollu ak leeral li ñu fi andi ndax ku seetlu nit ñi ni ñu toogee di déglu très attentivement mooy wane solo bi nga xam ne li ñuy waxtaane am na ko te di ñaan lépp li nga xamante ni leeral nañ ko fi nit ñi déglu ko te mu ànd ak topp parce que li ñuy waxtaanee am na solo parce que lu mel ni tuberculose mën nañu wax te c'est un fléau national te kenn ku ci nekk da nga ci war a bay sa waar xar ci sa tànk tubéy pour prévention bi ak lutte bi comme ni mu ko waxee rek particulièrement jeunesse bi am ci luñ ci war a jouer muy rôle bu am solo su ma jugee foofu damay nuyuwaat bu baax waa koñ bi di nuyuwaat bu baax sama waa koñ waa Aynina Fall wala sax mën naa wax waa DVF di remercier jeunesse sama naataango yi sama morom yi sama nawle yi nga xamante ne ñoo am initiative bi muy loo xam ne c'est à saluer parce que gis nañ fi jamono toll gis nañ fi politique toll waaye tamit gis nañu li nga xam ne mooy le directeur général Pape Siré Dia mi ngi koy def jëmale ko ci jeunesse thiessoise waaye tamit beral ci loxo jeunesse bu DVF rawatina Aynina Fall bi nga xam ne fii la soxe ko kon su jeunesse Aynina Fall jógee ne ñoom dañuy jug dajaloo jëli ñëpp pour ñu ànd bay sunu waar ci li nga xam ne moom la sosoo muy réélire le président Macky Sall le 24 février 2019 dès le premier tour loolu initiative bu ñëpp war a saluer la ndax xam ngeen élection yi ñu jëm ni mu ñoree le DG Pape Siré Dia mi nga xam ne mooy sunu leader ñun ñëpp waaye balaa may continuer aussi damay féliciter l'ensemble de la jeunesse de Pape Siré Dia ci parrainage bi ñu génn ndax ñëpp xam nañ ne le DG Siré Dia moo jël premier au niveau national avec 104 000 parrainages waaye ci loolu jeunesse am dañ ci am taxawaay bu am solo je parle sous le contrôle de Modou Fall ñu bay ci seen tànk guddaluñu fanaan na yendal chaque jour ci parrainage lañ doon yëngu te lenn rek moo leen ñoroon muy fexe ba yëkkati baar bi foo xam ne keneen du ko mën a dab te loolu yàlla def na ci jàmm alhamdulilah rabbil alamin ba réussir nañ ko waaye nag li may waxaat mooy parrainage bi jeex na waaye li ci des mooy le terrain encore une fois parce que 2019 c'est maintenant te dañu bëgg ndam te ku bëgg ndam da ngay teel a jóg ni ko ñëpp defee ni ko waa Aynina Fall defee teel a jóg jël seeni matuwaay parce que toujours li ñuy wax rek mooy Aynina Fall DVF en général lépp loo xamante ne ni le DG Pape Siré Dia bëgg na ko ñoom ñoo ci war a jiitu te lii ngeen def firndelaan na ko encore une fois kon dañ leen di jaajëfal bu baax di leen wax ne heure bi fi ñu toll mooy l'heure est à la mobilisation générale ñëpp jug parce que tamit DG Siré Dia lebal nañu ko te dañ ko war a fay avec la manière te du neen lu dul mooy nii ni ngeen def teel a jug dem jëli seen naataango pour sensibiliser leen pour xamal leen que nous avons le meilleur candidat nous avons le candidat de l'action concrète le candidat de l'émergence c'est le président Macky Sall parce que Olof Ndiaye dafay wax ne ginaar du gis kuy bojj muy topp kuy taxani waaye tamit population bi di ñu gis kuy dérouler programme bu jëm ba 2035 mu ñëw di déglu ki nga xam ne ay naxaate la am wala digaate te le président Macky Sall il est dans le temps de l'action te programme am ñun ñi toog ñi yëpp waa DVF ci programme am lañ bokk. Des jeunes de Aynina Fall derrière Siré Dia vous salue et vous remercie de votre présence. Comme vous le savez, nous avons
Nous avons décidé, après une analyse lucide et féconde de la situation actuelle de notre ville, de poser un acte historique. Au risque d'être des témoins passifs, inactifs et impuissants de l'histoire, nous avons décidé de prendre en mission notre destin. Le choix de soutenir le DG Siré Dia répond à une demande collective des Thiessois et particulièrement de la jeunesse qu'il a soutenue et accompagnée par un recrutement massif à la poste. L'acharnement méchant et injustifié dont il est victime relève d'une méchanceté et d'une ingratitude aveugle. Nul ne peut et ne doit passer sous silence ce que le DG Siré Dia a fait pour la jeunesse thiessoise. Bon. Nous avons décidé de soutenir un Thiessois intègre, vierge de tout contentieux, qui tient à Thiès comme à la prunelle de ses yeux. Nous allons constituer à partir de ce jour de véritables boucliers autour de Siré Dia et nous promettons de répondre coup pour coup. Nous ferons face à toutes les attaques. Nous lançons la caravane. Touchez pas à notre Siré. Merci. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñoo ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di rafetlu teewaay bi ngeen xam ni teew ngeen ko fi ñu leen ciy sant tamit bu baax a baax di leen wax leen rek ndax ku ne xam na ni jamono ji doon na jamono joo xam ni jot yombul waaye tamit woote ñu wuy si la doon na loo xam ne lu jafe la parce que nit ki moom am na loo xam ni ku nekk moo ko amal boppam nga xewle dem louer say bâche louer say chaise andi teg waaye ku ne xam na ni nit ñi kenn mënu leen a louer kon nag ñoo ngi leen di remercier yéen ñëpp ci teewaay bii ngeen xam ni teewal ngeen ñu ko fi. ñoo ngi sant waa mouvement bi yëpp di wax ne nag lii ñu démarré ubbi ko dañ ko élargir ndaxte nit ki boo koy liggéeyal doo ko wutal ay noon mais da nga koy jàppale mooy lan am na ay kuréel yuñ fi fekk ñoom Paul ñu ngi woon ci liggéey bi boo duggee tey Aiglon ñu ngi woon ci liggéey bi Payeen côté ñoom Kolle ñu ngi woon ci liggéey bi ñeneen ak ñeneen ñu ngi woon ci liggéey bi kon kuréel bii buñ ko ubbee dañ ko élargir képp koo xam ni pare nga pour accompagner jeunes yi na nga ñëw ci Yelli nga gisante ak moom par rapport ak les autres réunions yi nga xam ne war na fee ñëw en tout cas daal vraiment maa ngi sant ñëpp di remercier aussi waa Payeen di remercier aussi ñoom Baye Sall avenue Aïna Fall ak waa Aiglon ak avenue Aïna Fall bi yëpp nga xam ne teew nañ fi di santaat ñëpp di remercier tamit Modou Fall bu baax ci def Macky Sall au soir du 24 février dès le premier tour te nag jeunesse bi pare na pour accompagner ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah. na ñëpp ñëw ñu élargir tuddatul loo xamante ne benn mouvement la des jeunes de l'avenue Aïna Fall derrière Siré Dia loo gis dafay am base loolu mooy base bi mais déjà présent mi ngi tudd warugar parce que dañ koy delloo njukkal moom tamit warugaram daf koo def ci ñun ñu ngi koy sant di ko gërëm te lu mu ñaat dinañ ko rendi loolu lañ fi taxawee ñun amul ñu lenn luñ ciy ragal ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm waa ñoo ko rees jaajëf merci beaucoup. ñi ngi sant sunu ñaari waajur di boole cant ak gërëm ki ñu fi tax a toog ñun ñëpp ki ñuy yëg ki amul frontière ci ñun koo xam ni suñuy yitte mooy yitteem suñuy soxla mooy soxlaam muy l'incontournable le directeur général de la poste Pape Siré Dia. parrainage bi nag dama leen di wax ni wedd gis bokk ci 104 000 parrainage kan moo ko fi def bi àll bi ne dang kenn ñemewul le Siré Dia le meilleur laa ko tuddee man leader yi bu ñëpp bañee day nangu moo boole ñabatu Macky Sall yëpp téye ci loxoom ci lan ci li ko Macky Sall jox lekk ko bàyyi kenn munoon na yem ci commune est bi bu fi yemoon day neex nee naa bu ñëpp yooxoo te ay nit na faal derrière la voie ferrée yooxul bu yeboo ñu seetaat suñu bopp ñun Siré rek na ñuy nooyee moom rek la ñu bëgg moom la ñuy tiitaroo bu ñu bàyyee suñu koñ bi dem ci koñu jàmbur waa koñ boobu war na noo tiit dina ni Siré Dia mi ñuy jeex ñii bàyyi ko ñëw ci ñun quel est le problème ñun ñii nañuy sikk waaye duñu sikk Siré Dia
la mu waroon def na ko ci jeunesse su Thiessois bi emploi des jeunes Macky Sall moom la campagne woon bi Siré Dia dikkee da ko cee jox ba mu doyal sëkk mënuñoo jël ñëpp de waaye xam ngeen ne taux de chômage bi wàññeeku na à Thiès et au niveau national wàññeeku na bu baax ñu wax financement des femmes newul kenn joxel intérêt ma jox la xam ngeen financement yi nu mu demee ku mu jox may na la Macky rek a ko ñor. di koo xamante ne rak la ci DG Siré Dia mais di xarit ci suñu xarit muy Chérif Dia muy Khadim Samb may ñaa ngi tàj ko bu baax a baax Khadim une fois de plus merci au nom de la base politique du DG Siré Dia merci à toi Khadim ci sa njàppale ak sa yéene ci DG Siré Dia buñ ci jógee aussi dafa am koo xamante ni vraiment souvent je le dis et sànq wax na ko muy wagee ca njëlbeen ba tey wage yaa ngi jàpp teew bàyyi di wax lu rafet di ñaw di yaatal loo gis mu mun a yokk DG Siré Dia nga jóg dox ci wooñu ñu dox ci loo gis muy yàqu nga jóg ci wax ñu ko ñu taxaw ci kon bu ñëwee ba fii aussi wage dañ la koy seedal ngay doomu DVF di jàppale doomu DVF muy DG Siré Dia wage une fois de plus merci. bu ma ci jógee aussi dafa am koo xam te ne aussi vraiment il est discret bëggul ñu koy tudd mais je vais le dire te dama koy féliciter di ko remercier te bëgg ñëpp tàcc ko mu Chérif Dia parce que xam nga nit parfois du bëgg ñuy wax bagge mais parfois il faut ñuy wax aussi nit am na mag di jouir ci li ko magam di defal ak posture bi magam taxawee te du ko jàppale du wekk kenn magam lay xool taxaw ni magam point bu ko taxawoon noonu ñu bëgg fa ànd ak magam dem mais dafa nekk ak ñun ñu sekk jàmm sekk colère sekk teranga ñu bokk lu ñu gëm ñu ñëpp mooy jàppale Siré Dia moo tax aussi Chérif aussi félicitations di la encourager ci liggéey bi parce que nii la aussi fu ñu jàppale day Siré Dia buñ ci jógee vraiment su ma waxee kenn foog naa ne wax naa jeune ay nafaal yëpp c'est Yéli Diagne ma bu ngeen tàcc ko parce que souvent je le dis dama ko ne Yéli looy doon xale ci loo ma woo ci mbiru Siré Dia ma jóg parce que sa loxo seet na bëriwoo wax duggoo ci ay détails te lépp loo taxaw gëm nga ko Yéli à travers toi tous les jeunes de Aïdina Fall postier ou non postier ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen féliciter di leen encourager ci initiative bi ngeen jël li tax daawaati jéegu wax naa ko fii ren dama koy waxaat wolof nee na béy say weewu tànk loolu c'est variable pour DG Siré Dia mais aussi c'est variable pour les jeunes de Aïdina Fall parce que ñun mën nañu wax ne suñu directeur la ñun mën nañu wax suñu responsable politique la mais yéen da ngeen naan seen nijaay la seen papa la kon bokkut seen i nijaay la seen papa la ñenn ñi ci ay nafal seen mag la ñenn ñi ay magam lañu ñenn ñi ay papam lañu ñenn ñi ay yaayam lañu wala ay maamam kon c'est une famille moo leen boole deret moo leen boole kon loolu li Maguette wax sànq dëgg la dañ ko war a jàppale dañ ko war a taxaw parce que ku ko jàppale ku ne mu taxaw xool la bu leen gisul ci ginnaawam du am lu ko neex bu leen gisul ci ginnaawam xelam du dal kon initiative bi ngeen jël mu leen woon def leneen lu dul lii mais on est en phase avec vous on vous soutient ci lépp loo leen jóg jàpp ne lu war a mën a jàppale DG Siré Dia la na ngeen ci jóg ngeen taxaw ci ñu ngi seen ginnaaw na ngeen jàppale. mais c'est l'occasion aussi Paul bougé na mais jeunes ñoo ko resi ñu nuyu leen ñoom it vraiment seen taxawaay vraiment seen détermination seen engagement ci DG Siré Dia exemple la parce que sont des jeunes yu DG Siré Dia jiite raa nga jàppale leen ñu ne ñoom nu ñu ko mën a fayee mooy jàppale ko politiquement avec engagement et détermination mais surtout ñuy référence ci lan liggéeyu terrain parce que politique terrain la dinaa ci ñëwaat tey ki ñu fi dajale di doomu Aïdina Fall di doomu DVF mais di doomu Thiès mais di un cadre un intellectuel mais di un cadre de l'APR di un responsable politique de l'APR mais surtout du directeur général de la Poste mais it souvent je le dis c'est l'espoir de Thiès souvent damay wax ne Thiès nañu imaginer ces 7 dernières années sans le DG Siré Dia lan moo doon xew Thiès ku nekk war nga koy xalaat saa su ne lii koy yitteel mooy au niveau national et international jàppale le président Macky Sall pour que mu am un deuxième mandat dès le premier tour mais avec la manière te loolu it moo koy nafal wax dëgg yàlla dafa am loo xam ne ñaari étapes yi passé
ndam am na fierté am na ci parce que bu ñu jógee ci élection législative yi yàlla defoon président def DG Siré Dia tête de liste départementale ak jàppale Thiès commune ak département yàlla may DG Siré Dia ndam lu rëy ci kanam kaw Idrissa Seck buñ ca jógee mu santaane ne ñu ngi jëm ci ay inscription yi aussi foog naa ne ça a été bien mené ñu taxaw ci parce que étape la pour préparer élection tey mu des lan kon jëli carte d'identité yi kon mouvement bi tey lii seen priorité mooy képp koo xam te ni primo votant nga jël am jotagoo sa carte d'identité que vous veillez à ce que ñu dem jëli seen carte d'identité parce que kuy dem guerre da nga yor arme et en politique boo bëggee jàppale nit du ci wax rek du ci daw du ci tee débat rek parce que finalité bi vote la vote carte d'identité moo koy def kon loolu Khadim yéen li ngeen veillé ci bu baax a baax mooy lan jëli carte d'identité yi préparé ko buñ ci jógee am benn étape boo xam ne président Macky Sall daf ko santoon benn coalition Benno Bokk Yaakaar mu jëm ci lan mooy lan parrainage bi nga xam te ni ak loi électorale bi ñëw dañ ne Sénégal pour nga doon candidat lu mu gàtt il faut nga am 52 000 lu tegal ci ay signature président Macky Sall ne man Macky Sall maa mag 52 000 wala 60 000 wala 70 000 parrainage mu sas coalition Benno Bokk Yaakaar ne leen plus de 2 millions de signatures la bëgg loolu it DG Siré Dia taxaw ne au niveau national de Touba à Mbacké Ziguinchor Tamba Matam Ranérou Saint-Louis Kaolack Fatick Thiès Dakar partout fu ay nitam nekk ay militants ay sympathisants nekk mu ne ñëpp nañu jublu ci lan ci parrainage bi wax dëgg yàlla DG Siré Dia di gërëm di sant responsable de base am yëpp ci biir Sénégal di gërëm di sant vraiment militant am yëpp di gërëm di sant sénégalais yëpp à travers ce pays yi nangoo taxaw ànd ak nitam parrainel DG Siré Dia pour le président Macky Sall loolu it indi lu historique président Macky Sall moo indi parrainage Sénégal Assemblée nationale adopté ko waaye wax dëgg yàlla l'histoire retiendra que le DG Siré Dia a marqué les parrainages parce que 104 000 signatures ku ay sénégalais wóolu rawatina jeunesse bi parrainel la jox la seen carte d'identité nga bind seen tur seen sant seen numéro carte d'identité seen numéro carte d'électeur ñu signé la ba muy 104 000 ah kon gëm naa ne te président Macky Sall gëm na ko Siré Dia li ko président Macky Sall santoon muy benn mooy jàppale jeunesse bi il a réussi muy ñaar jàppale jigéen ñi il a réussi muy ñett jàppale troisième âge bi il a réussi muy ñeent jàppale étudiants yi il a réussi muy juróom jàppale élèves yi il a réussi mais muy juróom benn jàppale sportif bi il a réussi mooy mais juróom ñaar te muy lu am solo et souvent on le dit souvent lañ koy wax day heurter ñenn ñi neex ñenn ñi mooy que dañuy wax ne en 2012 la coalition Benno Bokk Yaakaar était à 6%. Souvent on le dit mooy dëgg it parce que dëgg bu amee dañ koy wax DG Siré Dia moo jëlee 6% yu yóbbu ko 43%. te diggante législative ak léegi ku xool parrainage yi war nga xam ne il a beaucoup progressé parce que la jeunesse de Thiès est en phase avec lui vraiment les femmes de Thiès sont en phase avec lui troisième âge ñu ngi en phase ak DG Siré Dia. c'est ñu def ko loo gis day am fin waa mouvement bi ñoo organiser lii bokk koog waa koñ bi yëpp bi mu jeexee ñu nañ leen def benn tour de famille boo xam ni dañuy jox ki nga xam ni mooy xale bu bëgg Siré Dia xale bu jàmbaare ci Siré Dia xale boo xam ni guddi ak bëccëg mi ngi ci Siré Dia parce que man jot naa liggéey ak moom fële ca Medina Fall gis lam fa liggéey ca jeunesse ba foofu pour ñu jàppale DG Siré Dia kon nag moom ñu bëgg nga may ko loxo bu baax moom Samba mu am benn déclaration bu mu def ci nijaayam xaritam baayam doomam kon nag Samba parole baa ngoog. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant di jiital nuyoo bi Papa Siré Dia DG de la Poste di tegaat si nuyoo bi association waa N-Nafal derrière le DG Pape Siré Dia tamit di nuyu yéen yi di ko remercier moom mention spéciale moom Maguette
parce que wax bi ñaari yoon lañ ko waxtaanee si ataaya ja mu sotti ba am tànk ba dépassé na kon loolu yaakaar naa ni wax ju yàlla nangu la. maa ngi jéggaluwaat nag parce que dama fi nekk samay mag ak samay nijaay ñu jox ma kàddu gi si turu Avenir Aïnina Fall si lépp si directeur Siré Dia kon loolu ndawul maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp. deuxièmement dañ ko sekk ak koo xamante ne ni góor la muy papa Siré Dia ku la jox ndékki rek bu la nee naa la jox añ nga gëm ko loolu ñun ñëpp gis nañ ko. Siré Dia nekk na nit koo xamante ne ni boo ko laajee mun la man makiste la waa kon ñun waa Aïnina Fall bis ni ki tey ñun ku ñu laaj bu ñu neexee ñun nous sommes des Siré am nañ ci plainte la waa lépp papa Siré Dia moo ko fi liggéeyee parce que àdduna kenn du bay dugub di góob gerte li ma koy wax rek guddee àll it du ñu taxa war mbab waaw loolu dañ koy waxaat mu leer parce que Siré Dia du ñu nangu kenn di ko bënn ñun ñoo ko fi nekkal waa Aïnina Fall nee na campagne saa bu ma tourné gis leen sama xel day dal kon loolu yaakaar naa du waxu nen am na tey parce que lii rek ku dégg di nga gëm waaye ku gis di nga ni lii kat am na kon nag yàlla na yàlla boole xol yi ñu jëm si échéance am solo muy en 2019 Pape Siré Dia bëggul lu dul fal président Macky Sall dès le premier tour kon loolu yaakaar naa ne am na ba pare ndax 104 580 par année pour le moment te pareegul kon loolu yaakaar naa ne leer na si bëti gaay kon sunu directeur Pape Siré Dia ñun yow la ñu xam yow ñu lay motiver à chaque fois rek di la xamal ni boo tëddee nelawal Avenir Aïnina Fall am nga fi ay doom ay jarbaat ay mag ay rakk ay soppe comme ni ñu ko waxee rek kon yow sopp nañ la ndax ku sopp Fall dem àjjana waaye ku sopp Siré dem àjjana